bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim subhaanaka laa fahma lanaa illaa maa fahamtanaa innaka antal jawaadul kariim rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aaxirati hasanatan wa qinaa azaaban naar rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idh hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi mbokk soppe yi ci Yàlla mbokk taalibe yi mbokk yi ñi àndal di dox ci Yàlla ñoo ngi ziyaar ñëpp di baalu xaq ñëpp di leen ko baal te di ñaan Yàlla mu boole ñu baal di ñaan yàlla mu jégal ñu suñu ñaawteef te sutural ñu àdduna ak àllaxira jox ñu suñu càkkuteef te dàqal ñu lépp lu ñu ragal ci zahir ci baatin bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko defee alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi ndokkeel mbokk yëpp di tàmbalee nag ci xew-xew bu rafet bi amoon ci àjjuma bi passé tabarakallahu jëm ci soxna maam Aminata Fay bu alxaaji Yusuf Fay tabarakallahu di mbokk di xarit di soppe di mbokkum taalibe di wëllëre di ku baax di ku jeexal boppam ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg Cheikh na Ahmad Tijani bëgg Cheikh Umar al Fuuti bëgg Alaaji Muhammad Jigéen radiyallahu anhu sopp wali yàlla yépp nag wax dëgg yàlla tabarakallahu muy bis bu rafet donc koy jaaral yàlla sëyam bi yàlla ko yàlla barkeel moo borom këram yàlla na yàlla barkeel leen barkeel seen diggante jox leen li ñuy sàkku yàlla na ci njaboot gu bari gu barkeel gu baax gu sell gu set gu bëgg yàlla bëgg yonent bi soso way juróom yi nga xamante ni tabarakallahu Aja Faama Haj Yusuf ak ay frère am Haj Baba Haj Mansour Haj Pap Fay tabarakallahu Cheikh Tijani ak njaboot ga yëpp tabarakallahu ba ci seen cousine yi ak seen cousin yi ba ci procureur ñoom ñëpp tabarakallahu Abdul Qadir kenn ku ci nekk daal ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm xéewal ak sutura ak teranga di ñaan yàlla na ci yàlla def barke ci sëy boobu te def ko ci yeneen diggante yëpp yi waaj a ñëw ak tabarakallahu ak yi amoon sax fa tabarakallahu yàlla na yàlla barkeel yëngatu yëpp barkeel dal yëpp jox ñu suñu càkku ceef dàqal ñu dañu ragal zahiran wa batinan bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngeen may ñu tamit ñu ziar bu baax suñu baay Cheikh Abdoul Aziz Dia ñi nga xamante ni jotaay bi moo koy magal bis bu nekk fa tabarakallahu di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala mu dolli wéram dolli suturaam dolli teraangam dolli xéewalam dolli muccam mook njabootam yi ak ñi muy àndal yëpp ci liggéey bi ci biir page bi fa tabarakallahu ziar nañ ñëpp ñi nekk en ligne ñëpp ak ñi war a suivre après ci YouTube bi ñëpp ziar nañ leen ñoo ngi leen di jox suñuy loxoy xol di leen ndokkeel bu baax di leen ñaanal jàmm ak xéwal ak sutura ak teranga su ko defee alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi yéen ñëpp gis ngeen titre waxtaan bi xam ngeen tamit li xew waxoon nañ ko fi depuis une semaine tabarakallahu ñoo ngi nekkoon rek di jéem a yëngatu ngir waajal ko bu baax ndax waxtaan la boo xamante ni waxtaan bu ñu war a jox cër la bu ñu war a bàyyi xel la bu baax a baax a baax ndax ça y va de notre foi de notre relation avec Dieu te bu dee ab naaburu wala ab benn kànkar wala benn nulaar muy jug di wax ci yàlla kooku sax mën nga ko bàyyi mu dem parce que am na nooy wax ak moom rek problème bi lijjantiku waaye nag bu dee koo xamante ni boroom xam-xam la boroom diplôme la boroom publication yu mag la dugg ci domaine yoo xamante ni domaine yu raar la
di wax loo xamante ni tamit doo jàngul li mu jàng du ñàkk du neex du yomb nga mën a dindi li muy wax kooku du lu simple wax dëgg yàlla waaye nag comme ni ma koy waxee rek ñoom seen construction yëpp yonent bi daf ñoo jox ay capacité de déconstruction waaw et de reconstruction ñun waaw ñoom seen idées yi ak seen xalaat yi ak seen thèse yi ak seen réflexion yi ñoom dañ koy construire am luñ ko libalee teg ko natt ko posé ko jàpp ni lii kenn mënatu ko dindi waaw parce que dañ naan ay scientifique lañu ils ont la science exacte ay bokkut ak nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dalay jox capacité pour nga mën a déconstruire ñoom li ñu construire ba noppi nga reconstruire waat loo xamante ni ñoom duñ ko mën a déconstruire kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourquoi parce que ñii seen xam-xam bu ñuy jàngale di ko jëlee ci ay borom xam-xam moom nag xam-xamam moo ngi jógee ci xadratul qudsi directement ci borom bi tabaraka wa taala yàlla moo ko wax arrahman allama alquran fee mu wax ko iqra bismi rabbika alladi xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akramu alladi allama bil qalam waaw ki xamle ki jàngal yonent bi mooy borom bi tabaraka wa taala moo tax amul kenn ku mën a dajal lu dul soit da ngay ànd ak moom wala bokk mu wan adduna yëpp ne li nga wax say thèse dara dëgëru ci dara baaxu ci kon loolu moo ñu tax a jóg waaye nag sujet bi ni mu amee importance am sérieux di lu doy waar di lu sensible moo tax ñu bëgg a dem ci méthodologie léegi loolu moo tax tey jii ñu bëgg a présenter méthodologie bi ñu war a liggéeyee ngir tabarakallahu Stephen Hawking bi ñu mën a xam mbir yi nan lañ sujet bi nan lañ koy traité donc incha allahu taala duñu yàlla dimbalee fas nañoo yéene présenter waxtaan wi mooy lii may def nii suñu paree ki nga xamante ni moo waral coow li mooy Stephen Hawking ci boppam dinañ ko présenter ba jullit yëpp ak monde bi ak ñu may suivre ñëpp xam kan mooy Stephen Hawking ki waral coow li loolu c'est important ñetteelu poñ bi Stephen Hawking ki muy wax ni existé wul parce que moom yeneen yi mu doxal yëpp ak li mu thèse yi mu def yëpp ñun daanaka werantewuñ ceeg moom xëccowuñ ceeg moom amuñ ci moom benn problème ndax loolu ci début dundam musul bokk ci ñooñu waaye bi mu demee ba ci biir xam-xamam moo ko jay ba mu ne dafa weddi yàlla kon nag yàlla moom muy weddi tamit il faut que tamit ñu waxtaanaat ci waaw su ko defee loolu dina amaat beneen xam-xam ak beneen gis-gis bu muy def ci mbokk yi ñuy suivre dinañ waxtaane yàlla ci ñetteelu point bi kon premier point bi mooy présenter waxtaan wi deuxième point bi mooy waxtaane Hawking bi nga xamante ni moo weddi ne yàlla amul scientifiquement ñetteelu point bi mooy yàlla moomu ñu waxtaane ko ba ñu seet ndax kooku ku ñu war a weddi la wala ku ñu war a weddi la wala moom fan la nekk ak Hawking fan la nekk ba tax Hawking mënul gis leeru yàlla mënul gis ndimbalu yàlla bi ci des nag suñu boolee ñaar yooyu nag ñu soog a nag indi samp nag dëgg ci kanamu Hawking incha allah su ko defee nag ci fin ba nag ñu def clôture waxtaanee yëpp delluwaat ci science delluwaat ci xam-xam delluwaat ci alquran delluwaat ci sunna delluwaat ci jàngale gaa yu baax yi ndax Hawking man wax naa ko keroog ci xadara bi am na benn mbokk mu baax benn jeune bu ma interpellé ndeysaan ñu ciy waxtaan noonu rapidement xam naa ne ku affaire science intéressé la ndeysaan moom may wax naan ma waaw Hawking moom xanaa moom nuñ ko war a tontoo ma ne ko Hawking xaqiqa lañ koy tontoo waaw moom science la woote mais soo xoolee ay œuvre am dëgg da ngay xam ni il était à quelque part mu dajeeg yërmande yàlla maa la ko wax waaw il était à quelque part mais science xam-xamam moo ko mujj nax xam-xam léeg-léeg noonu la da lay yóbbu aljana rek ba mu yóbbu la ci nga weddi yàlla xam-xamam moo ko trahir moo ko nax waaye doo gisee li muy bind da ngay xam ni kii daanaka ci yàlla rek la nekkoon waaw waaye nag tuuti moo ko dese woon rek su daje woon ak yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam rek léppam baax ma ne ko kon ci xaqiqa lañ koy toppee lañ koy tontoo incha allahu taala kon mbokk yi yaakaar naa thème bu am solo la boo xamante ni ñun ñëpp war nañ ko suivre mais nañ ko suivre nag ak xel ak xalaat
moo tax ma bëgg xaaj Racine ak yeneen mbokki taalibe yëpp ñu nekk vraiment ñu taxaw daal sur pied ma ngoog yi xam-xam yi war a génn ak yëpp ñu mën ko def commentaire ngir nit ñi mën koo jàpp ñu mën koo jëriñoo kon léegi pour loolu incha allahu taala képp koo xamante ni waa kay foofu laay tàmbalee balaa njóogoo ñëw képp koo xamante ni yàlla defal na la xam-xam ci wàllu physique ak wàllu astrophysique su la neexee nga contacter ñu wala nga contacter Njóogu su ko defee bis yi ñuy ñëw incha allah di nga mën a participer directement ci biir waxtaan wi incha allahu taala kooku ñoo ngi leen koy may ok bismillah kooku bi ci moo tax nag tey ñu bëggoon ab scientifique bu bokk ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def présentation bi ngir ñu xam ni waxtaan wu sérieux la boo xamante ni tabarakallah dañ ko bëgg a teg ci ay base yu leer am méthodologie ak rigueur bu dëgër ba incha allah waxtaan wi suñu neexee suñu paree sax ñu mën koo def ko ci ay kayit incha allahu taala yal nañu yàlla boole dimbali yal nañu yàlla boole jàppale yal nañu yàlla boole sutural kon dañuy may xaaj Njóogu Mbodj At-Tijani mu dugg incha allah su duggee fa tabarakallahu ubbi présenté ñu kii nga xamante ni moom mooy Hawking bi nga xamante ni moom moo dem ba ci biir xam-xamam nax ko seytaane nax ko ba mu mujj wax ne yàlla amul yàlla mënul am ndax nangam ak nangam ak nangam te yooyu muy wax suñu woon ci njabootu Cheikh na Ahmad Tijani yi gën a ndaw ñi zikar salaat fatihi tuuti wala laa ilaha illallah tuuti rek ñooñu mën nañ koo dimbali xamal ko ne ko xam-xam bu sew la waaye xam-xam bu jàppandi la waaw du ko xamoon rek daal di noppal ay mbokkam kon nag tabarakallahu loolu la ñu bëgg ñu bokk ñun ñëpp ñu teewlu gaa yi nekk ci ligne bi yëpp na ngeen déglu bu baax li xaaj Njóogu di wax point bu mu wax ngeen noté ko jël note yi ñu mën a avancer de manière méthodique incha allah xaaj Njóogu waaw sëriñ salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk yëpp ñu ngi lay déglu bismillah tafaddal alhamdulilah alhamdulilah salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen baal wax di leen baal di ñaan yàlla barke dëngatu yëpp yal na yàlla dimbali yal na yàlla sàmmal yal na yàlla sàmm amiin incha allah yal na yàlla aar njabootu aar mboolem jullit fépp fu ñu mënti nekk ku nekk ci xat-xat yàlla na ko teggi ku nekk ci ay mbir yàlla na ko yàlla yombal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu yàlla dimbali taxawuñu ñoo ngi ñaan tamit suñu wéju yàlla may yéen gudd fan ak wér incha allah ci barke yonent bi ñaan tamit kilifa yi nekk ci Sénégal bi yëpp kilifa yi nga xam ne ñëpp ñoo ngi participé ci stabilité réew mi stabilité àdduna bi yëpp yàlla yokk seen i fan jullit fépp fu ñu mën ci nekk yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla génn ci xat-xat sàmm leen aar leen incha allah ñu mën a taxawee la ñu war a taxawee incha allah yàlla baax na yàlla mën koy lépp incha allah maa ngi ciy ziare aussi mbokk Paris fi yëpp di rafetlu jotaay bi di wax ni jotaay bi ñëpp ko doon xaar Stephen Hawking moom waxtaanam bi ñëpp ko doon xaar ndax boobu ba léegi ñu ngi toog di ko déglu te xam nañ ne incha allah su ñëwee rek yàlla mën na jubal lépp incha allah noonu koy defee incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax réponse yi réponse àdduna bi yëpp yonent bi jox na ko te waa kër yonent bi mën nañu répondre ci question yëpp incha allah xam-xamam mi ngi fi comme ni nga ko waxee rek moom mooy markazul fuhum wal maani le centre des connaissances te xam-xam donc képp ku bëgg xam-xam da ngay jël xam-xam fii nga dem ci moom nga xool dëgg-dëgg xam-xam nga synthétiser ko pour mu jox la dëgg-dëgg xam-xam pour nga xam looy jëriñoo pour mën laa jëriñ sa àdduna ak sa àllaaxira mi ngi kàddu yaa ngi ko ndi waaw jërëjëf xaaj Njóogu nuyoo bi rafet na macha allah yow it ñoo ngi lay ziyaara di la ñaanal jàmm ak xéwal su ko defee tabaarakallaahu xam naa ni jamono yi moom jamono yi scientifique yi la mathématiciens yi ak physiciens yi tabaarakallaahu ak gëstukat yi ingénieurs yi borom xam-xam yi ñoom ñoo aye yàlla def na sax sutura alhamdulilah dañoo waxtaane thème ba pare yàlla ubbil ñu bunt ñu waxtaane stress yàlla ubbil ñu buntu suñu mbokk Mouhamed Abbas Sall waxtaanal ñu ci alxatmu Tijani radiallahu anhu benn jigéen tubaab la daf ma wax ne ma keroog
déglu seen waxtaan wi waaye benn mot kese laa ci retenir mu ne ko lan la mu ne ma tranquillité waaw waxtaanu sëñ Abbas bi waaw ndeysaan wallahi waaw ne ma tranquillité moom laa ci retenir ndax mu ne ma lépp mooy tranquillité waaw Thierno Omar sax keroog moo ngi koy wax nee na Thierno Siré laaj na ko ne ko àdduna lu ci ëpp solo mu wax ko lu nekk ba mu mat ay 10 réponses mu ne ko déedéet àdduna lu ci ëpp solo mooy dal sakina waaw sakina moo nga donc alhamdulilah loolu waxtaan woowu ki ko defoon ab scientifique la ab mathématicien la borom moo nga ku yàlla may ci xam-xam boobu la tey tamit ñu war a ñëwaat encore duggaat ci wàllu science fa tabarakallah waaye dama wax ni mënuñoo toog rek ñu naan Hawking keroog am na benn mbokk mu ne ma ci xadara bi ma la déggee nga tudd Hawking fi ma toog laa jël sama téléphone ma commencé di ko gëstu mu ne ma c'est par la suite que j'ai compris beaucoup de choses waaw ma ne ko ñun nag lépp ci àdduna daf ñu intéressé lépp ci àdduna intéressé nañu ndax lépp intéressé na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yónni ci mbindeef yi yëpp waaw wa ma arsalnaaka illaa kaaffatan linnaasi bashiran wa naziran donc il a une mission universelle sallallahu alayhi wa sallam te comme ni nga ko junjee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alxaitati bi markadil fuhumi wal maani waaye tamit mooy aynul maarifi sallallahu alayhi wa sallam donc amul benn science boo xamante ni xeetam war nañ koo teg ci suuf wala ñu réfuter ko wala ñu sous-estimer ko wala ñu bañ koo jàng wala ñu bañ koo xam ma ngoog donc dañuy wax sax ne xam-xam bu nekk xam ko moo gën réere ko ndax doo ko xamul keneen dina ko xam ndax la ca su ko defee nag léeg-léeg dinaa koy def ci waxtaan yi ma dugg ci ay bunt ba ñi may déglu sax léeg-léeg dañ naan waaw kii moom lu muy wax waaye man fi may dali ji rek mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp damay jël élan rek barki démb ci xadra bi gis nga ko bi may waxtaan ci musique ñu bëri nee nañ waaw kii lu muy waxati waaye ba ma daanelee xam nañ ni loolu taxuma woon a jóg dama buntu la rek buntu la boo xamante ni soo ci jaarul doo mën a yóbbaale ña nekk foofu parce que dañuy wax ne pour détruire le système il faut rentrer dans le système waaw moo ngoog mais pour être utile pour le système aussi il faut rentrer dans le système loolu il faut que loolu tamit ñu xam ko te wax naa leen ne leen ñoom dañuy construire scientifique yi ils ont des constructions scientifiques mais yonent bi moom day ñëw déconstruire ko ba noppi construire waat loo xamante ni ñoom duñ ko mën a déconstruire duñ ko mën a détruire sallallahu alayhi wa sallam parce que il a une station indétrônable sallallahu alayhi wa sallam parce que station bu doy waar la donc kon tey ji tamit doo leen déggee ñuy toog ci jotaay bii di jotaayu yonent bi di mimbaru yonent bi ñu ciy waxtaane koo xamante ni sax dafa wax ni dafa weddi yàlla mais buntu la rek pour nit ñi mën caa jaar gën a xam ni la ilaha illa allah muhammadu rasulullah waaye tamit gën caa xam ne moom waxul dëgg keneen ko ànd ak moom waxul dëgg waaye ki wax dëgg mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam walladi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi loolu la ñuy ñaan maqaama boobu kii indi dëgg ñu nangul ko dëggam loolu kese la kon donc loolu nañ ko xamee noonu ñun ñëpp ñu noppalu te alhamdulillahi rabbil alamin fi mu ne nii sax monde bi fi ñu toll toujours damay wax ne pour pouvoir servir l'islam il faut au moins ces choses-là il faut au moins deux langues étrangères en plus de ta langue mongok maternelle il faut l'informatique il faut deux langues étrangères et l'informatique pour servir l'islam soo ko deful du yomb pour nga mën a tasaare kaddu yàlla ak kaddu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam monde bi moo ko laaj informatique deux langues étrangères automatique te loolu du ma ko waxee loolu mooy ubbi buntu xam-xam yëpp parce que informatique bi ñun créé wu ñu ko benn waay maa ngi dégg keroog xaw ma ban kilifa ko doon wax nee na dafa woo benn kilifa gi ne ko allo mu ne ko déedéet ab sëriñ asalaamaaleykum la war a nuyoo mu ne ko bàyyil ba julliti créé seen téléphone ma soog a wax asalaamaaleykum xam nga loolu wax ju xóot la waaw dafa bëgg a invité julliti ñu génn ci seen façon yooyu rek tubaab bi yéefar ba moom moo créé ba noppi nga bëgg a taxaw di ci imposer ay affaire léeg-léeg Facebook beeg yenn internet yeeg yooyu léeg-léeg nga dégg gars yi di ci bëgg a imposer affaire man leen déedéet def leen dàng ñun nañ ca jël lañ ca mën a jël jariñoo ko rek waaye buñ ci imposer benn affaire ndax créé wuñu ko
waaw créé wu ñu ko ñu njëkk ña arab yu njëkk ya jullit yu njëkk ya mag ñu njëkk ña ñoo créé ñoom ñoo créé waaye ñun créé wu ñu dara ñun ay consommateur lañu kon nag loolu mooy waral tey jii ñu war a waxtaanee présenter mbokk yi ki nga xamante ne mooy Stephen Hawking su ko defee incha allah ça nous donne l'occasion ñu réfléchir ci xalaat ci su ko defee incha allah suñu ñëwee bu subaa waxtaan ci yàlla subhanahu wa taala suñu paree ñu ñëw indi thèse yu Hawking yi beneen bis bi ñu dindi réfuter ko dajji ay li mu samp yëpp ñu déconstruire ko démolir ko samp fa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah su paree nag ñu jox kàddu mbokk yëpp képp ku ci am xalaat comme sànq li ma waxoon tamit maa ngi koy feddaliwaat képp ku yàlla may ci astrophysique wala physique wala xam-xam bu jëm ci bii ñuy waxtaane tey su la neexee nga contacter Ndiogou wala nga bind ci page yi incha allah taala dinañ fexe ba nga mën a dugg ci waxtaan wi def sa participation muy ci Facebook bi ak YouTube bi incha allahu taala kon xaaj Ndiogou ñu ngi lay déglu su ma la waxoon tey jii ne la kan mooy Stephen Hawking ndax turam loolu kase la wala tur bi dañ ko dagg wala ak fu mu juddoo ak fan la jàngee ak ci ban cadre la yaroo ak lan mooy formation su ko defee ñu ubbi ci yooyu suñu paree après yeneen question yi dina di keneen ku am question tamit mën nga ko bind ci commentaire yi xaaj Ndiogou dinañ ko jotali ba mu mën a kii bismillah xaaj Ndiogou kon yow la ñuy déglu ci Stephen Hawking inshallah sëñ Sëriñ alhamdulilah ñoo ngi rafetlu vraiment kat bi vraiment di xam ni nga ko waxee rek noonu rek la mbiri moom mooy ni nga ko waxee toujours ku àndul ak Seydina Muhammad vraiment lépp lu ñuy taxawal rek waa kër Seydina Muhammad war nañ ci mën a indi ay réponses yu leer parce que moom jox na leen facilité pour ñu mën a def lépp ndax li nga xam ni moom moo doon nekk seen question moom dafa ñëw répondre ko depuis le 16e siècle donc yow ñun li ñu def rek mooy peut-être comme mel ni yéen donc ñu ngi ngeen mën a jox ay orientation mën ñu teg ci yoon ba yow nga xam ni li nga bëgg a xam di nga xam noo koy jëlee parce que nit boo ko jëlee noo koy synthétiser donc ñu ngi su ko defee yal na ñoo la sàmm yal na ñoo la suturaal incha allah su ko defee Stephen Hawking moom sëriñ moom ni nga ko xamee ci physique parce que moom mi ngi juddu moom physicien la mi ngi juddu en 1842 exactement le 8 avril mi ngi juddoo aussi Angleterre mais loolu tamit comme niñ koy waxee rek. 1900. 1942 waaw 1942. waaw ak mi ngi judd le 8 avril 1942. mi ngi juddoo Angleterre ci ville bu ñu naan Oxford. moom nag moom bi mu juddoo en fait dafa jiw bi mu judd dafa tombé 300e anniversaire de la mort de ki ñu naan Galilée moom astronome la. astronome Galilée comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp astronome la moom dañ ko rey moom ci mujjantu dañ ko rey pourquoi ñu rey ko mooy parce que dafa ñëwoon fekk fi ab benn idéologie mooy benn gëm-gëm boo xam ne moom la religieux yi gëmoon ci seen temps mooy église bi moom lañ gëmoon mais dañoo gëmoon ni adduna bi am na ay planètes yu ci nekk mais rek ñoom ñëpp dañuy wër terre bi comme ñun ñu ci planète ndax planètes yi bëri na dañoo am soleil mooy suñu système solaire bi am na soleil bi am na planète Mars Vénus planète Terre mi ngi ci am na tamit yeneen ba Pluton ak yeneen yi nga xam ni dañoo gën a sori peut-être léegi ñoom nag dañoo waxoon ni dañoo indi benn théorie wax ni suñu Terre bi moom mooy centre bi léegi yeneen planètes yëpp dañuy tourner dañ koy wër di dem di ñëw mooy la lune le soleil yi yeneen yëpp après moom nag bu ñu ñëwee ñoom noonu lañ doon waxee tamit moom le système géocentrique donc pour ñi nga xam ni soxla nañu moo bi loolu mooy système géocentrique mooy le fait que suñu terre bi mooy suuf fi ñu nekk nii suñu planète bi ñu nekk moom mu nekk au centre leneen lépp bi da koy wër mooy le soleil ak yëpp moom nag bi mu ñëwee tamit ci la wax ni bi mu réfuté ba bi mu ñëwee wet bi ko mais dafa wax ni am na leneen ko gën a xóot mooy am na beneen système boo xam ni mooy dafa am suñu planète bi ni ñu ci fonctionné ni jant bi di jógee di wàcc di dem ak ñëw donc moom am na loo xam ni ñun loolu la ñuy nekk ñun loolu la ñuy wër après bi ñu xoolee ba ci yàgg ci leen gis ni kat moom loolu mu wax muy système héliocentrique mooy benn
point daal moo nekk fenn am ay affaire yu koy wër te après biñ loolu nag comme xam-xam la dafa ñëwoon ci temps boobu noonu gars yi amuñu woon maturité pour mën koo xam après ci lañ ko rey ci loolu bañ demee ko après nag ci lañ ko réhabilité donc su ko defee kooku mooy Galilée léegi buñ nee Galilée wax tamit astronomie donc moom mu juddu ci même jour bi mu tombé tamit 300e anniversaire u Galilée comme ñoom dañoo defoon rapprochement rek daal ni kon kii war naa am xam-xam ci yëf yi ndax dara du hasard ñoom noonu lañ ko tënkee léegi tamit li tax tamit ñu gën koo xam tamit mooy dañ ko jàppee ni moom mooy héritier moom mooy ndono wu Albert Einstein mooy moom ñu ko gën a xamee physicien la moom jàpp nañ ni moom Albert Einstein moom mooy scientifique bi gën a mag ci 20e siècle donc parce que dafa doon indi ay réponses bari ci doxalinu univers bi àdduna bi jaww ji yëpp dañ doon indi ay réponses donc Einstein aussi bon li tax may indi li yëpp mooy dama tudd par exemple bu ñu paree ci Hawking ni pourquoi gars yi fii jàppee ko ñu ko gëm ko ba mu jéggi dayoo ba ñu jël lépp lu mu wax dañ koy guux sans problème sans sax ñuy jéem a xool li mu wax ndax jarul maanaam wala yenn maanaam donc mi ngo su ko defee Albert Einstein moom bi mu ñëwee moom li mu indi mooy dafa wax ni temps bi moom nekkul lu fixe nekkul loo xam ne dafay taxaw benn place rek mais dafay dépendre ci yow fa nga nekk position ba nga nekk ak ci vitesse ba nga nekkee ak tamit bon en résumé yow ci la ngay def ci temps bi loolu mooy déterminer gaawaay bi wala yeexaayu temps bi donc moom loolu la indi après tamit beneen xam-xam bi nga xamante moom lañ gën a xamee mooy wax ji mu wax ni E égale mc carré mooy énergie égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré vitesse de la lumière ñu xam ko muy à peu près 300 millions de mètres par seconde donc mi ngi ko léegi moom nag Einstein ba tey ci moom soo paree ma yëgaat ci Hawking Einstein moom mooy indi moom li mu wax mooy moom nee na doole bi ngay jël di ko utiliser par exemple nga jël benn marteau pour war a toj par exemple benn mbir bu ndaw lu ndaw loo toj benn jëf mu ne doole boobu buñ ko utiliser war nañ cee mën a def lu àdduna lépp di coow war nañ ko mën a multiplier léegi nag nit ñi nag ci base boobu lañu jàpp ba loolu moo indi loolu moo judduloo centrale nucléaire yi mooy comme ni ñuy waxee centrale nucléaire yi loolu dañ moom mooy indi tamit bombe atomique moom bu ñu ko waxee ñëpp seen xel ñëpp dem ci Hiroshima ak Nagasaki donc Hiroshima en 1945 donc moom loolu tamit loolu xam-xam boobu la indi loolu tamit ku gis njombe boobu gis ni Einstein moom loolu la indi après moom ca la wax ni loolu metti ko mu wax ni daal day mujj milité ci affaire jàmm kooku mooy Einstein léegi nag Stephen Hawking ni moom lañ jàpp ni moom mi ngi judd déjà ci 300e anniversaire u Galilée kooku ñu gën ko astronome ñu xam ko muy tamit ba pare ñu ni tamit moom moo doon tamit xam-xamu Albert Einstein comme Galilée moo nekk yi am na xam-xam ñu wax tamit moo doon tamit Einstein tamit ab xam-xam bi ba ñu wax ni moom moo ko doon ba pare dafa judd ci même année que ñi donc loolu tamit ñoom dañoo waxoon ni loolu ay kii la ndee sax ndorteelu mbir bu rëy la. waaw ay junj la waaw. waaw kay ay junj la. waaw ay signe la ay junj la. ay signe la. ay signe la waaw ay signe la dama yoon di utiliser français bi parce que ndax gars yi déglu ñu bari ba moo tax ngay jéem a xool kàddu yi bu gën a kii rek. bismillah ba ci jégalu bu baax. am solo. su ko defee loolu mooy tuuti présentation donc moom ci côté jàngam moom dugg na école de manière normale waaye nag moom nekkul woon nit ku brillant ci école ba parce que lam doon def bëgg ko woon ndax ay wéjurum bu ñëw bëggoon mu nekk ab médecin mais moom daal dafa def daal moom daal sentirul loolu après ci la doon def ci la gën a orienté wu ci affaire physique moom li ko gën a intéressé mooy créer ay mbir di foofu di fa def ay expérience ak yooyu moom loolu la gënoon def. donc ñu ngi noonu. soo defee moom nag moom bi mu amee 20 ans ca la commencé am ay problème mu santé problème mu wér-gu-yaram ci la commencé ñëw mënatul woon bu daan ndox daraan te daaw xam sa lu tax am ay permis léegi nag bi mu amee 21 ans ci la ko
li ñu naan malade de Charcot moom la ñuy wax malade de Charcot moom moo ko def malade de Charcot mooy lan mooy dootoo mën a contrôler say muscle dañuy fonctionner te yow dootoo ko mën a contrôler dootoo mën a dox dootoo mën a sax téye kaas dara doo ko mën mujj gi mi ngi doon demee ndax mujj gi te lañ ko tol benn fauteuil roulant mu ci doon dafay soxlaam dem ba ci yàgg moom pneumonie mooy maladie boo xam ni ci poumon lay jàpp dem ba ci yàgg moom mënatul wax góor ba daal di taxaw gars yi daal koy utal li ñu naan synthétiseur vocal maanaam dañuy baat bi fii mu nekk nii ci corde vocale yi foofu la ñuy def benn opération daal fay def benn mbir boo xam ni boo waxee day mel ni comme baatu robot nga yore waaw moom mujj gi noonu la doon fonctionner ko defee moom daal sëriñ bi mi ngi noonu ci présentation de manière brève yaakaar naa mi ngi noonu en attendant xam naa peut-être domaine de recherche am ci li mu ko gën a évoluer ci li mu ko gën a accès bu fekkee am nga lu mu ciy laaj rek. waaw wala moo continuer. non je crois que ñi suivre war nañoo am une idée sur le personnage de Stephen Hawking xam ni anglais la loolu donc yaakaar naa leer na. dëgg la Oxford la juddoo. donc ay waajuram tamit ay scientifique lañu moo tax ñu bëggoon koo def moom it genre médecin ak yu demee noonu. waaye moom daal affaire expérience la gënoon a gëm ndax dafa meloon ni sax dafa mel ni ku war a doon Galilée ci 300e anniversaire am ci lu juddu ak ku mel ni Einstein nga xamante ni moom it ci anniversaire décès moom it ñoom ñoo ko bokk. mongoog daal mu mel ni amoon na daal ay prédisposition yu nekkoon ci moom. waaye tamit dafa mel ni moom yàlla teel na ko nattu à l'âge de 20 ans mu am ay wéradi ci yaramam. ay cëram daf ko ñàkk ay musclam ba mujj ñàkk mobilité am bu mujj gi ba mu ñàkk sax baatam ba mujj gi synthétiseur vocal lay waxee. waaw mongoog xam nga kon loolu lii Ndiogou di présenter lu am solo la parce que loolu mooy tax ñu mën a comprendre li ñu war a wax ci diggante yàlla ak jaamam parce que moom dem na ci dundam ba mujj wax ne yàlla amul. waaw te ku gis yii ko dal di nga moom ci boppam du waxee ni yàlla amul bu nekkoon xam-xam bu muy woote wala xam-xam bi gars yi di woote dëgg la loolu yëpp du ko dal. yàlla nañu yàlla boole dimbali léegi dama dégg ay termes yooyu utiliser boobu ba tey. te su ma sañoon ndax ñiy déglu ñëpp duñu ay scientifique. dëgg la waaw donc am na ay termes yu may dégg dama bëggoon benn bu ci nekk loo ñu ci mën a gën a leeralal ñu jël lu mel ni physique ak astrophysique. yooyu daal bëggoon naa nga dimbali ñu ci ba duñ déggatee physique rek wala ñu ne diw physicien la rek ñun dinañ xam exactement de quoi il s'agit incha allah bismillah. dëgg la alhamdulilah affaire yi su ko defee comme ni nga ko waxee rek donc ni nga ko alhamdulilah ñoo ngi sant bu baax mais comme ni nga ko léegi nag su ko defee ci affaire physique ak astrophysique ak tamit astronomie tamit ak cosmologie yëpp da ciy ñëwaat tamit benn yoon parce que boo waxee Einstein wax tamit Galilée daanaka ñoom ñëpp loolu lépp lay ñëwaat. léegi nag suñ waxee physique rek automatiquement mbir day xalaat day dem ci affaire ci nature ci mbir nu ñuy doxee ci àdduna bi. mbir nu ñuy doxee bu ñu waxee physique rek daanaka xel day dem ci loolu. léegi nag loolu tamit ca la liñ naan ci li ñuy waxee ndax physique moom moo gën a yaatu. Physique da ngay essayer comprendre. wala ngay expliquer phénomène yi nga xam ni moom la àdduna bi am moom la jaww ji am donc léegi nag ci biir léegi da ngay am li ñu naan astrophysique mooy astrophysique moom mi ngi ci biir astronomie maanaam l'étude des astres astrophysique comme ni ñu ko waxee astro ak physique donc moom mooy étudier astri astri mooy comme planètes yi comme les étoiles yooyu ci astre yi la bokk espace ensuite astrophysique tamit
day laal tamit ci espace mooy moom la ñuy wax de manière générale les milieux spatiaux donc léegi loolu mooy astrophysique mooy partie bi nga xam ni ci biir partie bi nekk ci biir astronomie te moom mooy étudier li nga xam ne lépp luy laal affaire astre waaw astre bi comme ni nga ko waxee léegi nag kon automatiquement dañoo war a dem ci astronomie. Astronomie moom c'est la science de manière générale des astres donc ni nga ko léegi bon après tamit cosmologie aussi day ñëwaat. waaw mais bala ngaa dem ci wàllu astronomie kon astronomie léeg-léeg damay dégg ñu bari da ngay dégg sax ay borom xam-xam yuy jaawale astronomie ak astrologie. waaw dëgg la. ñaar yooyu daa mel ni bokkul xaaj njóogu. déet bokkul de yooyu moom am na loolu moom am na ci ay différence. waaw donc loolu moom xam naa peut-être sëñ Racine bu ñëwee moom dina ko gën a mën a. waaw dina ko gën a mën a leeral. non xam nga astrologie sax li ci ëpp day dox ci wàllu gisaanikat yi ak ñiy def horoscope yi ñi affaire seet daal affaire gisaani mongoog affaire zodiaque yi affaire mongoog li ñu ay lion ak gémeaux mongoog xawma lan ak lan yooyu daal horoscope yeeg yooyu ci lay dox bokkut ak bii nga xamante ni nag moom day jàng astre yi ak seeni relation yi ñu am ak doomu aadama yi relation yi ñu am seen biir ak yu demee noonu mongoog loolu c'est important parce que léeg-léeg damay dégg ay kilifa yu mag yoo xamante ni dañ koy juume wala nga dégg ñu naan diw astrologue la fekk li ñu bëggoon wax mooy astronome la waaw mongoog waaw bismillah Njoogu soo gisee maa ngi jégalu soo gisee mais insister ci lii c'est-à-dire que xam-xamu astronomie bi attention ñun mooy tax ñuy mën a xam waxtu julli yi attention kon lu am solo la su mag ñi am nañu ci bëri yàlla def leen cee jox ay cër ku mel ni sunu maam sëñ Haadi Touré bu Faas waaw kay am na beneen sunu benn maam boo xamante ni moom it nit ñi xamuñu ko ci mais yàlla daf ko ci mayoon moom la ñuy wax sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso donc lépp luy juma lépp luy jàkka lépp luy xibla ci jamono sëñ Tuubaa ba bi mu fi jógee moom moo ko daan toppatoo ndax yàlla daf ko mayoon ci xam-xamu astri waaw moo daan dàkk penku yi di dàkk xibla yi di dàkk jubaayi jàkka yi ak jubluwaay yi te boobu ay GPS ak yëpp amuloon sëñ Haadi sëñ Mbàkke bu su am na ci ñeneen nag ñu ci yàlla def ay may waaye duñ tuddee ñaar ñooñu yaakaar naa dinañ yóbbaale suñu mag ñëpp incha allahu taala bismillah ñu dem pour gars yi xam ni waxtaan wi mën naa am c'est scientifique ay affaire u docteur laak ay affaire u science ak physique mais lépp ci biir l'islam la c'est important bismillah xaaj joogu dëgg la waaw su ko defee mi ngi noonu rek kon waaw loolu moom lu am solo la donc mi ngi ko su defee yàlla nañu yàlla dimbali kon astrologie art la comme ni ñu koy waxee rek mooy l'art de la divination comme ni ñu ko waxee astronomie science la léegi comme li nga doon wax sànq ni tuuti ci affaire astronomie yi par exemple boo remonté ci bu gën a sori am na benn scientifique arabe bu ñuy wax al-Battani kooku presque moo ci gën a def liggéey bu am solo ndax moom moo njëkk a def calcul ci affaire cadence mooy affaire calcul d'heure yi moom moo ci njëkk a def liggéey bu am solo presque moom mooy référence sax ci téere yi nga xam ne yëpp tamit dañuy jàngale affaire astronomie donc moom al-Battani savant arabe la musulman la donc savant arabe boo xam ne moom moo ci affaire algèbre yëpp moo ci def liggéey bu am solo loolu je pense maa ngi ko jàngoon ba ma def maa ngi ko découvrir aussi may def sama première année mathématique donc ci laa defoon gëstu ci yooyu après ci laa gis tamit ñu nekk def na ci ay liggéey bu am solo ba nga xam ni presque ñu bari ñi nga xam ne ñoom ñu ngi jàngee affaire astronomie ci après ci biir l'islam ñoom ñu ngi basé wu ñëpp ci liggéeyu al-Battani moom nga xam ni presque moom moo découvrir yu bari yàlla yàlla di bëri te incha allah kon nga xam ni science yëpp kon day ñëwaat ci biir diine islam kon nga xam ni lépp loo xam ne nit ñi dañ ko taxawal rek savant musulman yi ñoom yàgg nañ ci def ay mbir après nag nit ñi nag ñooy jël di ko utiliser sans citer leen sans wax leen mais toujours seeni boo gëstoo da nga xam ni chaque fois day ñëwaat ci ñoom
ñu noonu léegi am na tamit li ñu naan cosmologie moom mooy étude du cosmos mooy loi physique yi nekk ci univers bi formation univers bi mi ngi évolution bi univers parce que dañuy wax toujours ni l'univers est en constante expansion ñoom scientifique yi loolu la ñuy wax. donc mi ngi léegi nag moom kii Stephen Hawking. moom ay liggéeyam yëpp moom dafa moom li tax ñu gënoon koo xam sax moo nekkoon dafa liggéey toujours ci origine ak évolution de l'univers moom loolu doon na ci def ay moo amoon na ci ay questions yu ko doon sonal lool sax ci la nekkoon di ci liggéey ñu léegi moo taxoon demoon na sax ba après théorie bi nga xam ne moo taxoon ñu gën koo xam comme ni ñu ko junjee woon sànq mooy dafa jàpp ni yàlla amul moom gëmul ne yàlla am na. L'inexistence du créateur. waaw moom loolu la waxoon. waaw parce que moom loolu fi ñu ko waxee mooy mi ngi wax ni univers bi moom li tax mu développé wu c'est grâce à l'évolution mais pas ay Big Bang ak yooyu noonu. léegi mais nag moom xam nga ku nekk dañ naan dafa am sa domaine bi nga xam ne mooy tax nga ful donc moom nag mu taxoon mu ful loolu sax mooy travaux yi mu defoon ci li ñuy waxee les trous noirs. waaw waaw léegi bala ngay dem ci trou noir parce que trou noir moom waxu boppam la. dama bëggoon rek nga tënkaat rapidement. le terme physique suñ ko déggee rek ça nous renvoie à quoi astronomie ça nous renvoie à quoi dégg nga cosmologie ça nous renvoie à quoi en une minute nga soog a dem nag définiral ñu li nga xamante ni ku tudd rek sa xel dem ci Hawking mooy les trous noirs incha allah. un petit rappel pour mbokk yi suivre. waaw comme ni nga ko waxee sànq rek donc suñu physique moom mooy c'est par rapport à la nature mooy àdduna bi ñuy doxee mooy nature bi ñu mu mel. lépp léegi ci biir nag moo am ay science ci biir moo am ay parties comme ni ñu koy waxee ay branches. branche bi nag moo am astrophysique mooy partie bi nga xam ne ci biir partie bi nga xam ne moom mooy lijjanti ñoom astre kese la ñuy lijjanti mooy comme par exemple ci médecine ni ñu waxee médecine wax tamit daan kii orthopédiste la wax ni kii c'est un dentiste kii wax ni c'est un chirurgien. ñooñu noonu waaw yaakaar naa comme yaakaar naa noonu lañ koy mën a defee ay branches aussi. ok ni nga suñ ne aussi astronomie mooy l'étude tamit des astres ni nga ko. mooy parce que moom c'est la science léegi astrologie moom mooy comme ni nga ko waxee gisaanekat yi ñuy def ak yooyu donc kooku presque c'est un art noonu lañ ko mën a tënkee. waaw l'art divinatoire. c'est l'art divinatoire. c'est l'art dans la divination parce que c'est l'art divinatoire ndax ñoom ñu ngi basé wu ci les 12 signes du zodiaque. parce que mooy Gémeaux, Bélier, horoscope yi nga xam ne moom la gars yi def Capricorne nag. Sagittaire ak Poisson ñoom ñëpp. donc ñu ko yaakaar naa ne su fekkee fàttewuma dara. c'est bon c'est parfait. waaw bismillah kon léegi leeral ñu ci lu ñu waxee trou noir les trous noirs mooy lan xaaj Ndiobo. waaw les trous noirs bu ñu waxee trou noir moom kon automatiquement nit ñi dañuy xaw a jaaxle ndax dañ naan trou ba pare ñu noir ñu koy dañ naan moom mu ndoog mais trou noir soo gisee lu tax trou noir ci univers bu ñu ko waxee rek mooy parce que dafa am benn étoile bu mag bu ponkal boo xam ni dafa li ñu naan dafa dee suñu ne dafa dee nag mooy li mu amoon ci énergie pour rayonner li mu amoon ci énergie di ko émettre ba taxaw ñuy gis comme boo instant boo tëjee ba gis benn ci kaw muy leer wala nga gis benn nga gis soleil bi muy leer di émettre ay lumière c'est parce que moom dafa am énergie boo xam ni moom lay dégager énergie boobu nag tant que mi ngi nekk ak moom mi ngi rayonner maanaam ni ñu koy gis daal yaa ngi koy seen énergie boobu nag bu jeexee rek loolu day dem moom la ñuy wax c'est un trou noir léegi nag moom day dem ba day wàññeeku comme genre day mujj nekk benn point par exemple comme ma jox benn exemple rek comme par exemple bu ñu ci tabaski bi bu ñu lewetalee xar yi ba pare déedéet jooju di nekk ci kàmb gi. waaw day nekk benn sang bu rouge. waaw day rouge clair.
waaw rouge fond léegi nag lu muy gën di dem parce que lu muy gën di dem donc nag la cap mooy xam nga ci parce que li taxoon muy am rougeur boobu noonu di frais noonu mooy parce que dafa amoon tout le temps mouvement des globules rouges ci fonctionner. waaw mais bu xasee ba am globule rouge bu ñu xasee ba amatuñ benn effet rek léegi day mujj di concentré wu. di concentré wu léegi nag su yàggee day dem ba day atrophié wu. day dem ba nekk benn point bu ndaw léegi soo ko bàyyee dafa dara tur boo ñëwee da nga ñëw fekk mu nekk lu coagulé lu ndaw dootu amati benn mbir. dara waaw. waaw yaa na noonu laa xam ne misaal yi xaw ko nag ndax misaal bi. non li nga wax moom comprendre nañ ko ndax ñun ñëpp fekk nañu fu ñu rayee xar moo ko deret ji après mu xonk noonu xonk bu wóor ñu toog ba caagu soo demaatee ba ci kanam nga fees ba ci ngoon gi da ngay ñëw fekk mu way day coagulé wu mais day changer de couleur day mujj ñuul kukk. dëgg la waaw bismillah acca. léegi moom bu nekk léegi nag loolu bu amee après kenn dootu ko gis léegi le fait que ñu koy ñàkk a gis. waaw parce que amatul lumière en fait ñàkk a gis bi ça va pas dire que existé wul ñàkk a gis bi mooy amatul lumière bu muy joxe pour ñu mën koo gis ñun. waaw léegi nag loolu nag mooy nekk un point noir. waaw mooy nekk point noir parce que gisuñu ko. léegi point noir boobu nag amul benn lumière boo xam ne mën nañu ko gis. dégg nga léegi nag point noir yooyu noonu bu amee maanaam bu ñu accumulé woo ba créé benn mbir. ba xaw a bi am na yu bëri yoo xam bu ñu accumulé woo. dañuy créé benn espace boo xam ni moom la ñuy woowee un trou noir li tax ñu naan trou noir mooy parce que loolu day xëcc te foofu lu fa xas ba dugg rek doo daanaka dalay mel ni comme ku lay daa mel comme genre parasite la ci ni ma ko waxee comme day jël daal lay muutu. waaw da lay aspiré. waaw. day phagocyté quoi yow finalement waaw kon boo jaxasee ba dugg kon dootoo mooy ci génn kon yow sa lumière day jeex parce que moom lëndamaay moom moo gën a fort sa bos ba nga xam ne yow dootoo ci mën a finalement da ngay mujj consommer wu ci moom. daanaka da ngay mujj nekk ci moom benn yoon. yaakaar naa bu ñu amee benn point noir rek après bu ñu amee su màggee rek ci la ñuy wax ci lañ naan un trou noir. waaw su fekkee tamit dese naa leer kii ci rek xam naa ni peut-être dañ ko mën a gën a expliquer. waaw mais c'est-à-dire que trou noir yooyu ñoom lan mooy seen origine xaaj Ndiogu. ñoom seen origine. seen origine kii la moom laa ma ni seen origine benn galaxie benn étoile. benn biddéew biddéew moom la ñuy wax biddéew. benn biddéew waaw benn biddéew moom moo faatu moom en fait moom moo suñu ne moom moo faatu maanaam li mu amoon ci lumière li mu amoon ci leeraay di ko joxe moom moo dem ba jeex. daa dem ba leeraayam daa di jeex. je vois c'est bon. su leeraayam jeexee. moom amatul lumière bu muy émettre day fay. moo tax ñu naan dafa dee fekk ne yow leeraay bi moo jeex. d'accord. léegi li tax mu nekk lu ñu naan lu invisible parce que gisatuñ leeraay bi muy joxe. d'accord. te ku joxewul lumière rek da ngay faatu nga. d'accord léegi. léegi li ma la bëggoon laaj mooy ban relation moo am entre Stephen Hawking ak trou noir. waaw léegi moom Stephen Hawking moom li taxoon mu waxoon ci mu doon wax ci affaire trou noir mooy dafa wax ni moom ñun suñu planète bi ñu nekk mooy planète Terre dafa am énergie dafa am énergie te énergie boobu day dem ba day jeex comme yeneen planètes yi ni ñu dee comme yeneen étoiles yi ñu dee ba jeexal moom tamit noonu lay jeexalee. kon ñun li ñu war a def kon mooy ñu jéem a dem xool ay yeneen étoiles yoo xam ne mën nañ koo coloniser ñu war faa mën a def ay jumtukaay pour ñu mën faa dund loolu moo taxoon gars yi doon def ay études ci ay Mars wala yeneen planètes yoo xam ne li ñu naan moom la ñuy wax planète vivable gars yi doon ci def ay yitte pour xool parce que dafa waxoon toujours ni comme dina am étoile boo xam ne day dem ba day faatu. kon ñun suñu bos tamit foofu la jëm
kon ñun li ñu war a def rek mooy pour ñu mën a dund li ñu war a def mooy ñu jéem a dem coloniser yeneen état yi nga xam ni ñu ngi fa ñu jéem a mettre les conditions pour mën faa dëkk. d'accord macha allah. d'accord xam nga kon doo dégloo du ñu dégloo bu baax dafa mel ni Hawking dafa lancer ay alerte ci àdduna. donc kon dafa mel ni sax idées yi daan dégg ñu yaakaar ni ay lépp la ñu ne am na ñuy jéem a wut feneen fu ñuy dund fu dul ci kaw suuf te foofu fu mel ni Mars la te foofu dund ga doo fa dee doo fa am problème doo fa am feebar dafa mel ni comme ci moom dafa bokk ci ñi prôné xam-xam boobu mu mel ni sunu planète bi avec les problèmes du climat la destruction de la couche d'ozone ak yu demee noonu dafa mel ni kon ñun dañoo nekk genre danger te il faut que ñu ay alternative. waaw loolu la parce que nee na la terre va s'enflammer tout dans loolu la parce que ci biir dafa am dañuy consommer li ñuy dafa am surconsommation d'énergie léegi finalement dañuy dem ba ñun ñooy détruire suñu bopp ku nekk yaa ngi jéem am arme nucléaire te arme nucléaire bu ñu ko amee tôt ou tard dañ koy dóor te loolu day indi autodestruction suñu demee ba ci kanam ñi ngi def li ñu naan intelligence artificielle te moom intelligence artificielle moo taxaw mu doon mën a manipuler di dem di voyager di def ay yitteem léegi dafa waxoon nag ni ñun ñi ngi dem ci période bi ñu naan moom la ñuy wax intelligence artificielle mooy période bi ñu toll nii léegi intelligence artificielle boobu noonu mooy comme nga créer ay robot yoo xam ne ñoom dañuy jël seen décision mooy mbir yi nga xam ne moom la ñuy jàng fi léegi loolu buñ ko amee dañuy dem ba robot yooyu ci boppam ñoom dañuy dem ba dootuñu soo ko joxee ordre du ko def parce que dem nañ ba autonome comme ñun ni ñu amee autonomie dem nañ ba autonome waxaan na tamit ni loolu tamit ci la bokk waxaan na tamit ni vaccin yi ñuy créé mooy di vaccin yi nga xam ne moom la ñu def pour naan ay virus du sida wala yeneen yëf yi loolu tamit day participer ci suñu destruction nee na kon tôt ou tard kon suñu terre bi kon day voué à la destruction parce que ñun ñoo koy détruire kon ñun li ñuy xam ne tamit ni am na tamit li ñu naan ay parce que moom li mu njëkkoon kam li mu wax ci biir nee na tamit Big Bang nee na am na nekkul bii rek moo am Big Bang nee na am na yeneen yoo xam ni am na tey Big Bang maanaam ku nekk ay multivers ay univers yoo xam ni ay moom la ñuy wax ay univers parallèle mooy ku ci nekk am nga sa Big Bang kon ku ci nekk kon am nga say nit yu fa dëkk kon ci la waxoon tamit ni théorie ci la waxoon tamit ni am na tamit ay extraterrestres yoo xam ne tôt ou tard tamit ñoom dinañ ñëw sur la planète Terre daan ñu jàppee ay cobayes finalement léegi ñun les humains ñun ñooy nekk comme ay rats de laboratoire kon loolu tamit loolu lépp tamit day participer ci destruction de la Terre mu ngi kon li gën a wóor ak li gën a kii mooy ñun ñu jéem a lijjanti beneen planète boo xam ne dañ fay dëkk ndax Terre bi am na énergie mais énergie bi day jeex te bu jeexee day nekk dafay nekk un point noir bi nga xam ne après li ko wër yëpp dañuy mujj constituer benn trou noir kon li gënoon daal mooy ñu dem ci beneen planète wala beneen univers boo xam ne ñun dañ fay dem dafa mën faa dëkk dans de bonnes conditions. moo taxoon tamit ñu doon daal ay yitte pour jéem a coloniser ay Mars di jéem a xool ndax am na vie sur Mars di jéem a xool tamit ni ndax am na tamit ay. ndax am na ndox. ndax am na ay points d'eau yu ngoog ci sur Mars loolu moo taxoon daal gars yi doon renforcer bu baax a baax ci loolu ba defee mi ngi noonu xam nga nag Serigne. non macha allah sa mbokk yi sax ñoom ñëpp ñoo ngi suivre te ñoo ngi apprécier bu baax ku mel ni soxna Aïssata Malick Diop sama docteur bi. résumé na sa waxi heure boo defee phrase rek mu tënk ko ci benn kàddu Haj Omar Niang ak Tijani mbokk yi ñëpp ñoo ngi suivre xam naa ni ñëpp la ngi suivre attentivement parce que information yi nga joxe ci Hawking sax man vraiment fawqa na gën na kawe sama attente yàlla seede na loolu am na beneen gis-gis bu ma joxaat encore ci niveau jotaay bi ak waxtaan wi te yaakaar naa ni tamit loolu moom moo habité xolu mbokk yi ñuy suivre yëpp incha allahu taala en tout cas à partir d'aujourd'hui suñu déggatee dinañu xam kuy Hawking dinañ xam ni attention buñ ko gis rek mu nekk ci chaise roulante am
am synthétiseur vocal mu déformé wu daanaka dese ñaari bëñ bu ñu jàpp ne benn taxawaalukat la ñu bëri loolu moo tax ñu xeeb ko waaye waaju garaaw a garaaw la koo xamante ni influencé na monde bi influencé na xalaatkat yi keroog bi mu gaañoo il y a eu 7 millions de ni ñu koy waxee ci Wikipédia de consultation de sa vie 7 millions kooku du ku ndaw te daanaka c'est l'un des rares scientifiques boo xamante ni doo dégg ku koy critiquer néew na même ba ci jullit yi am na ci ñoo xamante ni dañoo gëm ay teesam donc nag benn point rek laa bëgg nga laal ko en 2-3 minutes ñu mën a tëj ndax comme affaire bi dafa xaw a niveau bi dafa xaw a kawe tuuti bëgg moom mu gën a gudd loolu pour nit ñi mën a dégluwaat waxtaan wi mën cee jariñu mooy Hawking ban relation la am ak yàlla subhanahu wa taala wala ban relation la am ak jë sax laay wax ndax bu subaa incha allah du ma ñëwee loolu dinaa ko leeral parce que du ne jë ak su ne yàlla bokkul bien que jë mooy yàlla mooy jë mais ñoom tubaab ak occidentaux yi ak culture grecque ak culture nu mu tuddati beneen bi latine ñoom su ne jë am na lu muy signifier ñun su ne Allah am na lu muy signifier bien que li waa ji waxoon ne ibaratuna shatta wa husnuka wahidun waaw ñun ñëpp suñuy explication moo wutee may ñun ñëpp ci yow lañ jëm donc incha allah loolu dinañ ci ñëw léegi nag ma bëggoon en quelques minutes nga wax ma diggante Hawking ak jë loolu c'est important ndax loolu mooy waxtaan wi. dëgg la waaw moom Stephen Hawking moom def ne ate na de moom wax na ko de. waaw Haj Ndiogu Haj Ndiogu waaw kon Haj Ndiogu ngi ñëwaat léegi incha allah demul fenn mu mel ni dafa mel ni kon gars yi ñoo ngi jàng tey ay leçons yoo xamante ni Haj Ndiogu Haj Ndiogu waaw moom moo ngi doon jéem a duggaat sax moom ci boppam Haj Ndiogu waaw réseau bi la mais amul solo bismillah xam naa ni énergie bi moom la téléphone yi antanatul waaw ak bismillah léegi wax ñu dernière question boobu rek ñu mën a ñaan insha allahu taala. dëgg la waaw moom Stephen Hawking nag moom daf ni woon athée la moom wax na ko ay yoon yu bari moom exposé na ko sax ni pourquoi lan moo tax mu gëm loolu. wax na ko nee na wax na tamit ni tamit kenn créé univers mu ni univers mu ni suñu lii ñu nekk espace bi ñu nekk ni suñu univers bi moom évolution moo tax mu am mais pas ay daa am kenn ku ko créé ak yooyu mu ni parce que évolution la. waaw kon moom taalibe Charles Darwin la kon. waaw gëm na théorie de l'évolutionnisme waaw mooy comme Charles Darwin. mais en fait moom en fait à un niveau supérieur. parce que moom mi ngi jëm ci côté univers bi xool parce que moom déjà li mu gëm mu ni am na ay univers parallèle. waaw ñun suñu univers bi. waaw Ndiogu am na waaw pour rappeler mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi doog a dégg turu Charles Darwin wala bokk ñu dégg ko mais xamuñu ko Charles Darwin moom moo te loolu sax ñun ñi bi ñu jàng CM2 sax loolu la ñu doon jàngal ne doomu aadama dafa jóge ci xaw ma benn cellule boobu génne ci ndox daal di évoluer jën xaw ma jóge ci jën dem ci golo jóge ci golo mooy homo sapiens ak homo xaw ma lan erectus xaw ma homo di dox ba nekk doomu aadama donc moom moo jàngaloon àdduna ne l'homme vient du singe moom mooy Charles Darwin léegi nag yow wax nga ne Hawking mi il est allé au-delà de Charles Darwin moom wax na lu ëpp
Charles Darwin parce que Darwin ci animaux espèces yi ak cellules yi la yemoon moom nag dafa dem bay wax ci univers bi bismillah. dëgg la waaw parce que moom chaque fois da doon jéem a comprendre univers bi naan pourquoi mu mel nii la moo tax mu existé loolu lépp daal. loolu doon prôné. wax tamit ni comme ñun ñu ngi fii rek am na yeneen extraterrestres yu fi nekk donc ni ngoog bari na nee na am na tamit ñu ne nee na ci la wax tamit ni suñu évolution bi aussi li tax te moom ay waxam li tax mu taxaw ci mooy chaque fois dafa gis tamit mbir yi nu muy évoluer ndax yi mu waxoon ni intelligence artificielle day ñëw affaire yi ñëw te moom intelligence artificielle moo ko dimbali moo tax mu doon mën a wax ndax après li mu doon wax dañ ko defaroon ay tableau de bord yoo xam ne lu mu bind dañ koy demoon na mootul wax mujj ci lu mu bind dañ koy defar benn tableau bu koy refléter directement. après ci la wax tamit ñoom tamit gëmul ay àjjana gëmul ay vie après la mort yooyu moom daal dafa wax ni daal loolu lépp amul kon ku xas ba dee faatu nga jeex na te mangé par les asticots kon gars yi ni ñu koy waxee donc moom daal yooyu daal la gëmoon sëriñ kon moom daal en résumé daal moom daal gëmuloon ni yàlla am na gëmuloon tamit ni suñu univers bi ni am na lu ko créé moom dafa waxoon ni suñu évolution moom moo tax suñu univers bi am waaw ne moom nag chaque fois nee na daan na wax ni suñ ko musaan a laaj ndax yàlla moo créé univers bi mais moom chaque fois danaan leen yéen seen question amul sens waaw mu ni parce que temps bi le temps n'existait pas avant avant le Big Bang donc mu ni kon yàlla kon comme temps existé wul kon yàlla daawul am kon yàlla amul woon temps pour créer l'univers loolu doon wax. mu ni par exemple par exemple comme question bi gën a sax mu ni par exemple buñ la laajoon fan mooy catu suuf si comme suñu planète bi ñu nekk muy planète Terre suñu la laajoon ni fan mooy catu suuf si l'extrémité de la Terre nee na yow looy wax mu ni parce que la Terre ab sphère la mooy maanaam li ñuy wax dafa rond mais comme genre kii daal pas comme rond bu parfait. mais rond bu xaw a kii comme sphère daal comme genre dafa xaw a ovale tuuti. dafa ovale waaw. xaw ma daal li ñu ko waxee. sphère daal comme balu comme du balu football mais balu rugby. voilà comme genre balu rugby yooyu noonu. waaw mu ni comme loolu amul extrémité comme suñu planète bi. amul extrémité kon bon kon soo koy seet kon daanaka da ngay ba sonn sax. waaye doo ko gis mu ni nag ñun ñëpp ku nekk nag ci libre lu gëm li la neex gëm lu la neex def lu la neex waaye man daal gëm naa ni yàlla amul te univers bi kenn créé wu ko te tamit suñu destin kenn dirigé wu ko mi ngoog yooyu daal moom wax na ko ci donc mi ngoog wax te tamit àjjana amul vie après la ay dee ndekki amul yooyu yëpp. donc kon ñun suñu dund bi ñu nekk nii ni ngoog daal nañu apprécier daal univers bi ni mu mel ni ngoog te dund suñu dund ni ngoog jarul ngay ñaan yàlla wala ngay wax yàlla tout ça parce que de toute façon moom amul parce que su nekkoon am na moom parce que temps amul avant Big Bang di am. kon moom fan lay amee temps bay mën a créer l'univers yooyu moom daal yooyu daal doon wax sëriñ xam naa ni moom mbiram xawoon naa doy na waar waaw donc alhamdulilah Hadj Ndiogou jërëjëf ci dernière question boobu parce que dernière question boobu nag mooy ça va nous servir de prétexte de transition vers yàlla moomu muy wax ñu waxtaanee waat ko incha allah moom it dinañ ñëwaat ci moom incha allah pour indiwaat ay thèsam de manière plus détaillée incha allah par la suite maintenant réfuter ces thèses là pour ensuite maintenant samp la ilaha illallah muhammadu rasulullah donc ñoo ngi lay sant bu baax macha allah waxtaan wi xaw na niveau bi xaw na kawe tuuti waaye nag yaakaar naa ne ñi doon suivre ñëpp mën nañ cee for lu leen di jariñ am nañ ay termes yoo xamante ne à partir de maintenant suñ déggee physique dégg astrophysique
dégg métaphysique dégg astronomie dégg astrologie dégg li ñuy wax tabarakallahu mongook xam-xam yi nga tudd yëpp incha allah ku ko déggati léegi di nga ci am benn idée yàlla fay la yiw te incha allah taala du ñu ñëwaatee tamit gars yi ñoom ñëpp incha allah dinañ ci participer ngir liggéey bi gën a baax donc bala ñuy tëj rek ngeen may ma nuyu sunu mbokk mi di soxna Asia tabarakallahu di une fille spirituelle et tabarakallahu et une amie une sœur masha Allah qui a connu notre père notre oncle Alhaji Ahmed Baro Ndiéguène de Mame Ousseynou Ndiéguène on lui a rendu hommage ici alhamdulillah. Elle aussi c'est elle-même qui m'a annoncé le décès de mon oncle là il y a quelques temps masha Allah. Elle est toujours en ligne même si elle comprend pas le wolof. Elle dit qu'elle écoute avec son cœur parce qu'elle est très spirituelle. Elle comprend pas le wolof mais elle écoute avec vraiment la langue du cœur, hein, c'est la langue de l'amour alhamdulillah. Donc Asia, toutes nos pensées et toutes nos amitiés toutes nos salutations à toi et à ta fille Rania mais aussi à toute la famille et nous souhaitons un bon rétablissement à ton père et vraiment nous demandons à Allah de te bénir, de te donner une longue vie, beaucoup de baraka, que tout ce que tu as dans ton cœur, que tout ce que tu as comme projet, comme vœu, qu'Allah exauce cela et te donne tout ce que tu cherches ici et dans l'au-delà, par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc alhamdulillah, c'était pour lui faire un petit coucou, une petite salutation, hein. Masha'Allah, elle est toujours en ligne avec nous. C'est pour cela que j'invite souvent les frères à faire des commentaires en français pour que ceux qui suivent et qui ne sont pas d'expression française et de pouvoir aussi prendre part et participer d'une manière ou d'une autre à ces rencontres de spiritualité, de fraternité, d'amour, de partage, de solidarité spirituelle. bala maa tëj xaaj Ndiogu xaaj yaakaar naa Sémou la moom moo tudd nii Sémou Niang le frère de l'autre de Omar Niang waaw de Omar dafa wax ni la terre est une ovoïde, ça c'est leur terme. Voilà moom laa doon seet. Ovoïde Sémou ko wax. moom laa doon seet way. waaw jërëjëf Sémou. waaw Sémou jërëjëf loolu lu muy junj noonu xaaj Ndiogu. ovoïde en fait mooy kii quoi mooy mooy extrémité yi dafa mel lu aplati xaw ma nu ñu koy mën a waxee. waaw si waaw comme lu xaw a tàcc tuuti quoi. waaw dafa mel dañ cee wàññi. waaw alxuraan noonu la ko indee Ndiogu. mooy aplati aux extrémités way. si moom la dafa mel ni dañ ko niveler ci cat yi. waaw yàlla moo ko wax nee na moo wàññi suuf yi ci ay catam. waaw. waaw nan terme bi sax dane nanqusuha min atrafiha loolu la wax nanqusuha dañ ko wàññi min atrafiha ci ay catam. dafa mel ni sama loxo bi nii ñu dagg fii tuuti wàññi ma ngoog bopp bi ñu wàññi fii tànk yi ñu wàññi fee ma ngoog cër bu ci nekk ñu wàññi fa tuuti ba loolu moo tax mu mel ni lu xaw a ovale ma ngoog loolu mooy ovoïde bi yaakaar naa ovoïde la ñuy xoolal ovoïde ma ngoog xam nga seen terme yi yéen a ko xam man moom li ma ci xam bariwul. ñun li yaa ngi gën a maîtriser de. yaa ngi gën a maîtriser yëpp ñuy wax. yaa ngi gën a maîtriser de. wallaahi loolu moom lu ma leer la loolu moom xaw ma sax lu may sikki sàkk loolu moom lu leer nañ la. man xam naa ci dara loolu moom xam naa ci dara. mooy comme genre forme nen. waaw moo xoolal kii nu mu tuddati Sémou nee na la terre n'est pas ronde. Elle n'a pas elle n'a pas la forme sphérique mais plutôt aplatie aux extrémités. loolu alquran moo ko wax. loolu doo demee dans le Coran c'est ça que tu trouves macha allah. waaw yooyu yëpp dinañ ko indi avec les références et tout incha allah.
inshallah yàlla baax na waaw dafa mel ni xaaj Sémou mi ku war a dugg ci liggéey bi la. indi xaaj Sémou koy sëñ bi tee ma dugg rek. man sax de yàlla seede na pour man ay wéq ak yooyu la rek la mën. ndekete de. moom de xam naa ni il est dangereux. magis waa Krav Maga. waa Krav Maga rek laa gëm man. efficace na de. waaw moo ngo kooko baax xam nga ñoom genre Sémou yi doo ànd ak ñoom di wax comme man damay wax yu garaaw waa Krav Maga ngay àndal su ko defee du gaa yi jóge ñu mën leen lijjanti waaye ànd ak ay Thierno Amar ñu jàng say fii rek ak Racine kese muy taxaw di calculer di calculer yëf yi wala Mouhamed Dianan non mais Serigne xam nga lii il faut que ñu xam nga di négocier rek loolu sëñ bi loolu wóorul. waaw moo ngoog waaw moo ngoog pour résumer daal Stéphane Hawking moom nit xam naa li tax mu am doole bi mooy parce que ci période yi mu judd ak similitude yi am ca juddoom ba ak yamu amoon xam-xam ba mu amoon ak yëpp affaire physique ak Galilée ak affaire kii ñoom Einstein daal xam naa daal loolu daal ak tamit recherche yi mu def moo taxoon tamit wax ji mu wax tamit gars yi di ko gëm ndax gars yi dañoo gudd Einstein donc xam nga mbir nit moom parfois su gëmee kenn kooku def alhamdulilah xam naa ni yëf yi noonu la mais mat na sëkk yaakaar naa yéen ñëpp for ngeen ñun ñi nga xamante ni du suñu formation donc science liñ ci xam bariwul alhamdulilah teewul for nañu comprendre nañ parce que mbir mi comme ni ma leen koy waxee même ci diine ji mon objectif c'est pas pour ñu dire sëñ bi moo aay wala moo taxaw wala moo dégg fiqh wala moo dégg tasawuf déedéet moi mon objectif c'est que ku ma déglu rek comprendre li may wax bu dee ci alquran la wala ci sunna wala ci xam-xamu góor yàlla yi ku ma dégg rek comprendre loolu rek laa bëgg waaw xaaj Ndiogo àggaleel ñu soog a ñaan incha allah. waaw mi ngoog daal comme daal li nga ko waxee daal mooy comme noonu rek. donc mi ngoog yàlla c'est livre bi mu bind mooy ci une brève histoire du temps. mu ngoog. waaw man maa ngi ko téléchargé je pense maa ngi ko doon lire bërki démb mais mujj ma ko àggale parce que damaa xawoon jàpp dama ko bëggoon lire nii rek entre deux pauses. ok maa ngi ko téléchargé ba commencé woon koo lire. parce que voilà xaw naa ci sori tuuti. donc mi ngoog xam naa tamit su nekk ab naa su ma ko gënee lire ba gën cee kii incha allah dinaa ci lool parce que livre boobu livre bu kii la presque ndax traduire nañ ko ci plus de 40 langues. am na tamit plus de 9 millions de personnes yoo xam ne ñu ngi koy jël. effectivement c'était vendu loolu c'était un record. effectivement voilà boobu ci record la bokk. donc muy une brève histoire du temps du Big Bang au trou noir donc loolu moom livre boobu koo bëgg aussi mën nga ko télécharger parce que damaa découvrir keroog benn bibliothèque boo xam ne ay livre science tout domaine boo bëgg mi ngi ci livre informatique ak affaire lépp a ngi ci livre lépp a ngi ci. li nga mu tudd PDF drive xam naa pour gars yi nga xam ni ñoom tey gëstukat comme genre ñoom Sémou bi ñoom Aïssatou Malick mais Serigne nag Aïssatou Malick tey war naa dugg de. Serigne Aïssatou Malick man mi ngi jàngal ay mbir ci suuf yoo xam ne. waaw man de waaw mais moom day laaxatu rek. Serigne Aïssatou moom mbir la. il faut mu dugg Aïssatou moom incha allah xaw ma nag kañ ngi mais incha allah bis boobu war na dugg nag. incha allah il faut que mu dugg loolu moom maa ngi ko koy ñaan ndax moom man de am na yu bëri yoo xam ne moo xamee ci médecine di commencé di intéressé wu ci médecine di partager ay vidéo tout ça je pense que c'est en grande partie grâce à parce que yu bëri moom ko expliqué. effectivement vraiment te aussi borom xam-xam la te ku bëgg diine la surtout vraiment donc mi ngoog yàlla ko yàlla sàmm aussi yàlla sutura bi incha allah. amiin nga ñoom xaaj Sémou tamit. waaw nga ne fiñ waa àggale ci xaaj Sémou bu noppi ma soog a kii. waaw ñoom xaaj Sémou tamit ñoo ngi koy ziar bu baax. waaw moom vraiment biñ ko gisaatee ni kontaan nañ. ci suñu jotaay bi fee ne. ndax jotaay moom vraiment am na solo lool sax di ko ziar rek di ñaan yàlla barkeel yëngatu yëpp yàlla barkeel lépp vraiment kontaan nañ trop ci moom surtout aussi simplicité bi ak tamit facilité de contact beeg yëpp donc mi ngi ko ci personne boo xam ne personne bu dangereuse la koo xam ne dañ ko war a xoolee ne. wala booy wax ak moom wala reculer 2 mètres vraiment bu wax ak moom sans problème donc voilà mi ngi ko yàlla baax na yàlla moo tay lépp. amiin soxnaam aussi. amiin donc ay ak Seydi Omar. amiin yaa rabbi waaw nga ne foofu fi ñuy télécharger mooy PDF drive ak lan. pdfdrive.com.
PDF comme niñ tuddee PDF. waaw drive drive.com. ok foofu soo fa duggee daanaka livre ay c'est kii parce que man bi nga émettre kii wu kii man fa laa di ko dugg pour xool man daanaka mooy sama bibliothèque fa laay jëlee livre yi may lire yëpp fa laa koy lire. te am na ay version français am na version français am na version anglaise mais version anglaise moo gën a bari donc moo tax maa ngi ciy profité aussi pour waxaale mbokk taalibe yëpp ñu jéem a maîtriser anglais liñ bi anglais mooy mbir mi. yàlla mooy mbir mi suñ yàlla baax na yàlla mot koy lépp incha allah. waaw gars yi dégg nañ la. PDF drive incha allah. waaw bind naa ko incha allah gars yi dinañ ko mën a barkeeloo. ku ci bëgg a dugg rek dugg ca barkeelu donc pour bala yi ñu tëj tamit ma bëggoon a ñaanal ñaari mbokk kenn kii mooy Haj Racine Ly. waaw ndax am na benn wëllëreem bu ñuy wax Modou Massina. daanaka il est à l'origine de cette saison là ndax moom it science daf ko intéressé bu baax rawatina nag tabarakallahu lépp lu bokk ci wàllu ngëm wàllu foi wàllu tasawuf yooyu donc moom mooy yónnee benn document après avoir lu les œuvres de Hawking moom it mu am ay questions ak ay xalaat yu mu ci am loolu la ñuy jéem a partager ak mbokk yi donc maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax baax Haj Racine Haj Modou Massina ñu ngi leen di ziyaara bu baax baax kon xam naa mbokk yi dañ koy kii foofu incha allahu taala ba suba su ñu ñëwee ñu àggale liggéey bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala luñ ci juum yàlla jéggal ñu ko lépp loo xamante ni rafet na ci ñoo xam ni ci taaru yàlla la ak matam ak yërmandeem ak mbaaxam yal nañu yàlla boole jéggal boole ñu suturaal boole ñu jox suñu càkkuteef dàqal ñu lu ñu ragal fi diini wa dunya wal axirati di gërëmaat bu baax Haj Ndiogu parce que c'était pas évident vraiment wax dëgg yàlla te mbir yi les questions étaient spontanées préparation rek laa ko def loo woon waaye nag am na question yi waajalu ma ci dara moom it waajalu ci dara donc loolu mooy wane ni gëstu na bu baax li mu war a gëstu te li mu waxul sax moo ëpp li mu wax Haj Ndiogu yàlla na yàlla fay la yiw ndax vraiment on en avait besoin parce que je juge vraiment pas sûr ñuy engagé wu ci débat bu toll nii te posé wu ñu vraiment les bases les termes de référence de notre la méthode je veux dire ak mangook paradigme yëpp yi ñu war a teg pour mën a xam nu ñuy aborder sujet bi donc dimbali nga ñu bu baax yàlla na yàlla fay la yiw te sànq laa ko woo rek ndeysaan wax ko ne ko tabarakallahu maa ngi ci yoon wi ci sëñ bi laa jóge donc duñu yàlla dimbalee rek ñu mën a jublu ci liggéey bi mu ne ma amul benn problème donc moo tax sax ñu xaw a guddee ndax dama ne ko nañ bàyyi ba minuit ñu soog koo tàmbali comme ça tout le monde va tirer profit de cela incha allahu taala jërëjëf Haj Ndiogu jazakumullahu xeyran kon ba suba rek incha allah ok incha allah jërëjëf alhamdulilah ok alhamdulilah kon mbokk yi yëf yaa ngoog ba suba ak jàmm wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah jaa ngeen jëf salaamu aleykum wa rahmatullah